Merci Ablaye kon sunu mbokku Louga TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci weer bu tedd bi également di nuyu seen mbokku téléspectateurs yëpp yi nga xam ni vraiment chaîne bu leen saf la te ñi ngi koy déglu di ko bàyyi xel saa su ne ak rubrique yu am solo yi ngeen ñuy indil kon jërë ngeen jëf donc man la Ibrahima Konaté entraîneur équipe nationale bu karaté waaye en même temps fii ci Sport Point ma taxaw fi taxawaayu directeur sportif kon donc dal leen ak jàmm incha allah ñu jublu ci liggéey. Voilà donc ni ngeen ñu gisee nii yéen a ngi ñu fekk ñu yëngal suñu yaram tuuti xam ngeen ni ci weeru koor lañ nekk ñu bëri nag dañuy wax ñii ne est-ce que koor gi war nañ cee def sport wala waruñu cee def sport. mais ci boroom xam-xam yi li nu tënku muy ñi nga xam ne ñooy médecins yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les professionnels du sport liñ saytu ba saytu ko moo nekk ni def sport ci weeru koor mën naa nekk léegi dafay nekk ci ñaari niveau nag parce que dafa am ñoo xam ne dañuy def lu ñuy wax le maintien physique sport pour bonne santé yaakaar naa ni zaal ñëwaloon na leen ci fan yële mais ñooñu li ñuy def yomb na bu la neexee mën ngaa ndogu ba pare nga def ko bu la neexee balaa ngay ndogu comme waxtu wi mën nga koo def mais li ci am solo rek mooy ñaar sport ci weeru koor su fekkee da nga koy def avant ndogu bu la def entraînement bu intense bu metti da ngay yamale li ngay def bi ci des mooy waxtu bi ngay pare sa entraînement ak waxtu bi ngay ndogi mu bañ a soreyoo bu bëree ba bëri na yem ci ay 25-30 minutes rek mu fekk la ndogu nga bu boobaa amul benn danger li nga perte ci ay ferñeent sa yaram ak ci wàllu ndox yépp incha allah di nga ko mën a dabu ci ndogu bi surtout ndogu bi am na lekk yu am solo yoo xam ne dañ leen a xeeb mais daanaka lépp loo perte rek ci journée bi ñaar wala ñett boo ko ci lekkee mu dabu ko lu ni mel ni tàndarma ñëpp xam nañ ko kon donc muy lekk yu baax su ko defee di nga def sa sport normal doo gaañ sa bopp te di nga ci am wér-gu-yaram bi ngay sàkku léegi nag bi ci des mu am ñi nga xamante ni ñooñu sport compétition la ñuy def parce que ñi ma doon wax léegi ñooy ñiy def activité physique mooy maintien seen yaram physique waaye am na ñoo xam ne nag ay athlète lan athlète buñ ko waxee rek kuy def compétition la moo xam day karaté moo xam day judo moo xam day boxe moo xam day football mais en tout cas c'est des athlètes ndax dañuy compétir niveau bi ñuy compétir moo tax ñu nekk ay athlètes parce que niveau bi ñuy entraîner du bokk mais ba tey teewul athlètes yi mën nañoo entraîner avant ndogu mais entraînement boobu tamit day xaw a jege yoo comme bi ma leen njëkk a wax da ngay mën a def entraînement bu yem nga bañ a soreel sa waxtu bi ngay pare ak bi ngay ndogu mu bañ a sore yoo su ko defee du am benn danger te entraînement bi athlètes yi def boo xoolee li ci ëpp travail technique lay doon technique bee ci ëpp ak tactique bi léegi li jëm ci wàllu physique bi moom la ñuy wàññi bu baax su ko defee dinañ mën a def loo xam ni daan maintenir seen wàllu technique maintenir seen yaram physique ak maintenir seen yaram ci tactique ak ci compétition yi su ko defee ñu mën a am liñ bëgg balaa koor gee jeex ku préféré nag bu la neexee nga ndogu ba noppi soo ndogoo ba noppi nga entraîner mais bu boobaa booy ndogu doo ndogoo aussi lu diis parce que am na looy ndogoo lu diis nga dem entraînement da lay gaañ boo xamee ne da ngaa bëgg a entraîner après ndogu da ngay mos tuuti rek jël lu am suukar jël say tàndarma ak yu demee noonu mos tuuti mburoog yooyu jël sa ndox mu bëri yóbbaale sooy entraîner di naan ndànk-ndànk boobu aussi dina baax kon donc daal loolu lañ am comme ñun daal noonu la ñuy def ci koor gi di maintenir sunu ay entraînement. merci question bu am solo la bu pertinente parce que aussi nu ñuy def ba nekk entraîneur national man sama carrière dama nekkoon membre équipe nationale di compétir ci équipe nationale bi nekk ci di compétir di dem di def lu nekk ak sama ay entraîneur mais bi ma paree sama carrière compétition dama def sama li ñuy wax jam jàngi def suñu ay formation yi nag am na formation premier degré deuxième degré man maa ngi am deuxième degré ci diplôme entraîneur la mais en même temps si sama métier aussi jàngalekat enseignant d'éducation physique la donc école bi ma génnee en même temps école boobu tim ay entraîneur dañ fay génne donc bu dul karaté sax mooy SNEIPS bu Thiès nga xam ne entraîneur sport yépp a fay génne fa laa jàngee ñetti at
kon donc profil boobu ak tamit ci fédération bi ma nekk di ci yëngu yor ay salle di entraîner di jàngale élèves yi may jàngal di dem di compétir ji fédération bi ci boppam ñoom ñoo waxtaan kon ci loolu lañ tënku ñoom pour am kóolute ci man daat may nommé entraîneur national. donc entraîneur nag du poste boo xam ne dañ koy élire kenn du ko voté moo tax entraîneur du politique du politicien poste la boo xamee ni ci ay critères ay compétences lañ koy teg nga xam ne dañ lay nommé ndax dañ laa nommé ndax sa xam-xam sa xereñte mais kenn du la nommé ndax dañ lay sànneel ay xob moo tax ñu naan ñun entraîneur ñun duñu politique parce que ñun kenn duñu élire dañ ñuy nommé donc noonu la mais loolu rek doyul aussi parce que tamit bu ma nekkee di entraîner équipe nationale bi tamit ci bitim réew aussi foofa tamit il faut ma def fa ay concours yu ma war a mën a may ma am grade bu ma may ma mën a bokk ci entraîneurs yi toog di coacher donc ci loolu aussi niveau africain bi def naa sama ñaari niveau yëpp ndax ay niveau la donc pare naa ko maa ngi sant yàlla bu baax ci beneen bi moom moo nekk ci niveau mondial bi am naa ci benn niveau bu ma ci jàllagum mu des sama beneen mais yëpp tamit sant yàlla rek kon noonu la sunu carrière entraîneur demee daal mais arbitre lañ njëkkoon a commencé nag yàlla may ñu yàgg ci arbitrage ba nekk ci sax arbitre continental après ñu daal di continuer nag nekk entraîneur parce que dafa mottali lële rek noonu la demee donc muy fierté pour dëkk bi. waaw en tant que entraîneur national daal ñi ngi sant yàlla bu baax parce que am nañ fi gagné naa fi ñetti yoon Coupe d'Afrique bon bu njëkk ba sama góor ñi ñoo ko gagné woon 2017 2019 jigéen ñi ñoo ko gagné woon 2020 bi encore tamit jigéen ñoo gagné waat Coupe d'Afrique donc c'est pas donné à n'importe qui nag parce que ci ñeenti at nga nekk ci entraîneur nga gagné ci ñetti Coupe d'Afrique vraiment ak yeneen médailles yi ndawaan yi ci topp sant yàlla bu baax. waaw xam nga aussi dafa am ñaar benn bi mooy ci wàllu niveau parce que niveau africain actuellement niveau góor ñi moo gën a metti niveau jigéen ñi donc équipe bu góor ñi moo gën a metti boo jëlee ay Algérie ay Égypte ay Tunisie ay Maroc ay équipe yu mag lañ ay Cameroun donc ci góor ñi sunu équipe bu góor ñi lu ci bëri troisième la ñuy jël parce que bu ñu demee ba demi-finale wala quart de finale lu ci bëri Algérie moo ñuy gagné wala Égypte donc foofu dafay metti loolooy tax lu ci bëri góor ñi dañuy jël troisième mais ci jigéen ñi niveau bi xaw na abordable ba tax na sunu jigéen ñi am nañ niveau bu leen permettre ñu mën a jongante ak ñooñu doole ji yem na quoi ba nga xam ne daan leen mën a gagné mais beneen affaire bi mooy aussi karaté sénégalais dafa am benn instant ñu nekkoon ci promotion karaté jigéen ñi aussi parce que jigéen ñi ñu bëri dañoo demoon ba comme Sénégal rek yaakaar ni jigéen warta karaté wala warta def nii donc ñun ñu am benn politique bu ñu am pour ci tàggat xale yu jigéen yi gën leen a jàppale ci équipe nationale bi ñu gën di mën am ay ndam pour Sénégal mën a xam ni karaté góor moom na ko aussi jigéen moom na ko donc moo tax nga gis jigéen ñi ñoom ñoo gagné titre bi ñaari yoon yëpp ñoom ñoo gagné góor ñi benn yoon lañ gagné. voilà donc karaté nag comme ni ngeen ñu koy laajee lu ci bëri da ngeen ñuy wax ndax karaté pour defar sa yaram la wala pour xeex la wala kii ndax li mu nekk art martial moo tax mais xam nga art martial bokkul ak sport de combat toujours yooyu dañ leen di tàqatle ndax boo demee ci sport de combat boo jëlee lu mel ni boxe xale yi dañ koy def fii am na lu mel ni bëre la lutte yooyu ay sport de combat la ay MMA ay sport de combat lañu waaye lu mel ni ay judo karaté taekwondo aikido yooyu c'est des arts martiaux art martial nag dafa am volet philosophie dafa am aspect philosophie boo gisee nit di dem di dugg di ko defi ji même bu fekkee ni wutu ci woon loolu parce que léeg-léeg nit ni damay bañ a xeex ñu dóor ma wala damay bañ ku ma dab ci mbedd mi dóor ma yow loolu mooy tax nga dem di jàng ji karaté mais boo demee tàggat bi ñu lay tàggat foofu dana am yenn vertu yu mu def ci yow ba sax nga fàtte ni yow li la indi woon ci karaté bi mooy pour ku la tooñ nga mën koo dóor parce que dana def ci yow ay valeur ak ay vertu yoo xam ni yooyu la arts martiaux di prôné boo jëlee moo tax yu ci bëri day am do ci fin bi soo liiree taekwondo day am do judo gis nga day am do karaté do aikido
léegi doo boobu moom mooy la voie boobu nag mooy philosophie bi moo tekki yoonu njub dafa am nooy mën a mel pour mën a tegu ci voie boobu melokaan yooyu ngay mel pour bokk ci doo boobu nag mooy tax nag arts martiaux am philosophie bi ñuy wax day tàggat jikko day tàggat xel tàggat yaram léegi nag tàggat jikko boobu moom la peut-être côté boobu moo dul feeñ lu bari parce que doo ko mën a wane li nga gën a mën a wane mooy physique technique mais en général le côté spirituel doo ko mën a wane lu ci bari lu dul ay situation am nga xool nit ki rek ci doxalinam ni nga xam ne ah kii kat am na fu mu jaar am na lu ñu def ci moom donc loolu la boo gisee karaté ñu ñetti idéogramme la tur bi kara moom mooy vide lu amul dara te mooy les mains do mooy la voix donc ñun li ñuy def nii moo tudd karaté do nga xam ni bi mu duggee nekk discipline olympique yàggul ren lañ koy door a dugal comme discipline olympique donc karaté do boobu moo tudd la voie de la main vide mais la voie de la main vide boobu booy pratiquer karaté doo yor ngànnaay doo yor dara karaté amul ngànnaay mais nag aussi main vide bi day tekk aussi ay loxo yoo xam ni day vide ci def ñaawteef donc waruloo def ñaawteef lépp loo xam ne lu ñaaw la waroo gaañ doomu jàmbur waroo jël alalu jàmbur waroo mettal kenn waroo def yooyu donc moo tax ñuy wax karaté do la voie de la main vide kon donc mu doon philosophie bu am solo lu ci bëri yow comme ni ngeen def nii bu ngeen fekk si ñu ci biir saal yi da ngeen koy daal di xam mais ñu ci bëri bu ñu demul ci saal bi duñ ko mën a xam dañuy gis ñu romb sol suñ kimono di dem ak a ñëw rek wala ñu gis ñu ci télé bi ñuy dóor ak di wéq waaye gannaaw dóor yooyu ak wéq yi en philosophie boobu moom moo ci nekk nit ki dana mën a dindi jukko yu bon yi nekk ci moom yépp doo siis doo soxor doo iñaan doo rëy parce que dafa am tarbiya te tamit vraiment da nga bëgg am esprit de solidarité boo àndeek say morom ngeen àndandoo bëggante ku ne yéene sa morom jàmm nga am tarbiya boo gisee ku la mag nga respecté ko parce que arts martiaux ay hiérarchie la ku nekk da ngay respecté sa kilifa tey xale bu ndaw bu nekkee ceinture noire man ma nekk ceinture orange man xale bu ndaw bi man mooy sama kilifa dama koy respecté donc hiérarchie boobu dana la jàngal tarbiya nga mën di jox cër nit ñi di respecté règles yi lu mel na tey jii Covid bi li ci xew il faut ñu discipliner respecter li ñu wax pour mën cee génn donc yu ni mel daal lay def ci yow comme jikko yu baax. waaw jërëjëf Ablaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di kontaan trop ci ñëw bi ngeen ñëw fii bàyyi seen yitte yépp fekk si ñu fi may ñu mën a wax ci seen chaîne bi ngeen xam ni ñëpp di ko seetaan tey danañ ci gis ay surprise ndax danañ ci dégg loo xam ni mosuñu koo dégg fenn. kon man li may jeexale rek mooy di sant yàlla bu baax di leen sant mais également aussi di ñaanal sunu kilifa sunu maître Kona yàlla defal ko gudd fan lool te mu wér également di ñaan sunu complexe bi yàlla def ci vraiment jàmm ak tawféex mu yokk jëm ci kanam Zal mi nga xam ne moo fi nekk tey jii nekk promoteur bi yàlla defal ko wér ak tawféex yokkal ko ay xéewal ba mu mën a jàll am li mu bëgg parce que li mu bëgg su ko amee yaakaar naa dina baax ci moom waaye tamit dina baax ci askan wi dina baax aussi ci jeunesse bi ndax jeunesse bi lii rek lañ soxla jeunesse koo leen bëgg a dimbali demal ci sport ndax ñoom ñëpp ña nga fa donc soo investir ci sport rek dimbali nga jeunesse bi ci yu bëri di nga leen sauver ci ay def ñaawteef également di nga leen mën a may plan de carrière kon donc Zal dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal bi ci des mooy maladie bi nga xam ne moom mooy coronavirus bi nekk virus bu nu sonal suñ borom moo ko fi indi mu nekk natt kon nañ ko ñaan moom mi nga xam ne mooy tege natt mu teggal ñu natt ñu ngi ko koy ñaan bu baax yàlla nañu teggil nattu di ñaan aussi askan wi ñu respecté vraiment consignes yi ñu joxe parce que buñ ko respecté aussi yaakaar naa dina bokk ci li nga xam ne dana wàññi doole virus bi ndax virus bi boo wàññee dooleem rek defe naa ni léegi mu jóge fi te li ñuy wax naan am na loo xam ne njariñ loo fekkee ñëpp a ngi jooy naan liggéey jiw ma wala awma lii wala awma laa ñun tey jii suñu bërëb bi dañ koo arrêté suñu clients yëpp ñu wax leen nañ xaar xaalis bu bëri la par jour mais ñun amul problème mais li ñu gënal mooy askan wi sauvé wu ci virus bi kon ñun ñëpp nañ xinte mucc ci virus bi ba pare suñ si muccee ba pare nag incha allah ñu delluwaat ci suñuy activité delluwaat ci suñuy yitte kon maa ngi ñaan na ñëpp respecté consignes yi
yi ñu kilifa yi jox bañ leen cee sonal vraiment bu ko defee yàlla dimbali ñu ñun ñëpp ñu mucc ci merci beaucoup.